salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari nay baree bari te nay baree bari ndaanaan laa ñaari yoon Tapha Tine ngi noonu fu mu jaare woon barki dem ba si open presse bi si signature contrat bi di mooy fa lay jaaraat nii fi nga xamante ni mu ngi war a jàkkaarloog Boy Niang te signature contrat boobu mu jël egg moom Tapha Tine fa la nar jaaraatee nii boo li gën nañu dar nañu seen doom seen frère ñoom Ndiaye Tine ñoom Mbaye Gouy Gui gaa yi nga ko dar ñoom Tapha Leer ñoom ñëpp ñoo ngi fi mbokku internet 4appuis Tapha Tine ngi noonu di ñëw oto bee ngi raam raamu monaat cey lamb lu nekk si lamb la am lu nekk lamb nga koy gisee Souleymane Tapha Tine ngi noonu sol capuchon bi. habitude rek Tapha sunu frère la di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek loolu rek la ñuy ñaan quoi. la décision loolu fas yéene indi seen diggante ak Boy Niang. waaw lu mu indi rek comme gars yi ni ñu koy waxee ñu tax si ñun pare nañu pour lépp Boy Niang benn benn la boo xamante ne. Boy Niang nee na ngeen pare pour xeex da ngeen jàpp yéen a dàq ñun lépp pare nañu ko lépp. pare ngeen lépp. waaw lépp xeex la pare ngeen. waaw nga la waajal 19 si diggante na kii nga xamante ne mooy Boy Niang doomu Dewal bi dafa yëg na ñaari loxo yi wax nag public bi Tapha Tine yi nga say la ba la doomu Bawol ba woon mi ngi jaayu waaw mi ngi wax ak public bi moom Tapha Tine Tapha ngi noonu le grand champion di ndaanaan
Boy Niang doomu Pikine bi waaye nag mbokk yi fekk nañ fi Fallou Faye le président de l'écurie moom la ñuy jox micro yi mu nuyoo dalal ñi nga xamante ni ñoo fi ne su paree ñu jox ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine mu wax ak ay supporters am wax ak réew mi président ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay asalaamualeykum. ana waa Bawol. ana waa écurie Bawol. dégguma dara. waa asalaamualeykum. waa Bawol. asalaamualeykum waa Sénégal. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp. kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant. di sant nag directeur stade bi ak sécurité bi démarche bi ñu adopté nag ci écurie Bawol dafa doon démarche bu bees du ñu bëgg a jël en main li nga xam ne ñoo ko moom may def appel à toutes les écuries responsables yi ñuy laaj ñuy ñaan responsable toutes les écuries ñu jël en main seen écurie yi y a trop de violence dans le sport li koy indi nag mooy responsable yi dañoo bay xale yi bay ñëpp ñuy def lu leen neex désormais ñun fii ci écurie Bawol. di nuyu jeunesse bi di leen wax ne Pape Thiam leader politique inspecteur des impôts et des domaines ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine alors jeunesse bi maa leen di woo. di nuyu presse bi di nuyu amateurs yi di nuyu ñi nga xam ne ñoo yor CNG de lutte mais également ñëpp teew fi pour jàppale ki nga xam ne mooy Tapha Tine te jógee Bawol mooy wax ne Tapha Tine ñun la am dañu war a nekk ci ginnaawam nekk ci kanamam bu xewle lépp loo xam ne lii mooy événement boo xam ne bii dafay laal waa Njaareem dañ ci war a teew dugal ci suñu loxo dem ci ba jeex tàkk dafa jot nag Diourbel am xar kanam bu bees tàkk moo tax ñun ñu nekk ay jeunes ñu engagé wu sur le terrain politique mais également engagé wu auprès de la jeunesse pour jàppale leen jàppale boo xam ne bii am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem Tapha Tine nag sunu frère la ñun moom lañ am waa Bawol. donc kon nu ma teewee fii lu ma war la man jooy naa tàccu naa yuuxu naa ngir Tapha Tine te tey laa ko gën a mën loolu rek moo ma fi indi maa ngi sant ñëpp di lancer un appel ñi nga xam ne mooy waa Refane Tapha Tine nekkatul sax nitu Refane dafa nekk nitu Bawol nitu Sénégal donc kon képp kuy autorité politique nekk Refane wala nga nekk ci département de Bambey wala Bawol ñu ngi lay lancer un appel nga ñëw soutenir Tapha Tine le champion de Bawol. xale bi nga xamante ni moo daje woon ak Bombardier ñoo ngi jàkkaarloog xale bi nga xamante ni Yékini Senior la mu jébbaril fële ca stade Amadou Barry daan ko avec la manière Tapha Tine réew mi ngi lay nuyu biti réew fépp fu doomu réew mi nekk rek ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay maa ngi lay nuyu. waa asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku fi teew ci stade bi tey di leen jéeglu di leen wax mosa coono di sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur comme ni ma koy waxee di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu képp kuy fan si Tapha Tine ak képp ku teew ci stade bi ak ku fi teewul maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp kuy Bawol Bawol ak képp ku di njàmbur wala Saalum Saalum wala Kajoor Kajoor maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp comme ni ma koy waxee maa ngi gërëm sama mbokk xalpulaar yi soose maninke manjaago ak joolaa yi ak suñu mbokki chrétiens yi aussi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di ñaan jàmm si dëkk bi yal na dëkk bi stable mu bañ a am benn histoire. macha allah waaw bu loolu weesoo nag ku ne xam na ne ci bés la ñu jëm ñun ñëpp rocc ko nga téye ko waaw kay. te yaakaar naa ku ne xam na ne bés bi ñu jëm c'est bon. muy suma diggante ak Boy Niang mu nekk lamb ju mag joo xam ne bu dàqul ci saison bi mën naa ne deuxième lay jël yàlla nay lamb ji fi dàq te yàlla may ñu ci ndam du noonu bu loolu weesoo nag maa ngi ñaawlu aussi li nga xam ne moo xew passé stade muy diggante Papa Sow ak Siteu
di ko ñaawlu man am na vidéo yooyu du ma ko seetaan parce que man daraay violence du ma ci dox. Tapha Tine bu ko xam mën naa ne def naa 16-17 ans de carrière kenn mësul dégg ñu ne kaa leen atte Tapha Tine fii samay supporters it man mën naa ne noonu lañ mel ak ñi bokk yàlla ak ñi bokk Tapha Tine te yàlla tax noonu lañ mel man loolaa gis ci ñoom comprendre ngeen kon nag ñu ngi ñaawlu li xew te xam nga ñi koy def bu fekkee ay nit ñu ànd lañ ak seen sago nañu ko bàyyi quoi parce que du image bu rafet déjà ku wax nawetaan da ngay wax làmb te actuellement nawetaan bi tëj nañu ko te lii xew nii buy ñaar di ñett ci ñun la jëm si te bu jëmee ci ñu rek du baax parce que làmb ji li ci yaakaar dafa bëri ñun mën nañu xëj na ñooy grand yi mais tam il faut ñuy sóoraale suñu xale yi teg suñu ginnaaw waaw bu loolu weesoo nag maa ngi sant sama mbokki lutteurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal tund Bawol yëpp tey ku ne gis na booy tey ñoom ñëpp teew nañ fii comme na ma koy waxee ku ma ci lim rek y'a problème waaye Tapha ñoom ñëpp attends may ma rek ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom Moussa Dioum laa ciy cité teg noyoo bi ci loxo mu tegal ma ko ci booy yëpp yaakaar naa ñun ñëpp mooy suñu grand fii kon foofu mot na bu loolu weesoo nag maa ngi sant waa Médina aussi waa Fass Gueule Tapée day arrière Colobane Médina Rebeuss Niacoker ak pompier nga xam ne ñoo seq zone bii ñu nekk ak Dakar Plateau bi aussi di sant aussi le maire Bamba Fall bi nekk fii di ko nuyu à passage waaw bu loolu weesoo aussi di sant aussi sama président écrit ñu koy wax Fallou Faye nga xam ne sànq ni moo jël kaddu léegi ak Pape Thiam suma xarit ñoom ñëpp nekk ci politicien bi ak Bada ñi ñoom maire Djib Thiaw xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Ahmed Dieye xam nga ñoo ñëpp sumay nit lañ ay ñoom Daouda Tine xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu yaakaar naa président Fallou Faye message bi jàllale na ko maître Pape Sène aussi maa ngi koy nuyu waroon na ñëw fii teew bu ndondol mais yaakaar naa yónnee na fi délégation quoi ñoom ñëpp ñu ngi pare combat bi wax dëgg yàlla seen ay soutien ñëw na sama tonton aussi Mor Ngom maa ngi koy nuyu di nuyu aussi Moustapha Cissé Lo sama turando El Pistoro Lo maa ngi koy nuyu aussi ku may jàppale la wax dëgg yàlla ñoom Signor Lo ñëpp maa ngi leen di nuyu aussi xam nga ak ñoom madame Mbacke bi ñu bokkal liggéey bi bu loolu weesoo aussi di nuyu suma Assane Papa Thioune ak Elas nga xam ne tout le temps ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine di liggéey ak moom waaw di santaat yàlla bu baax di gërëm waajur yi xam nga di nuyu mondu lam yëpp di leen wax bismillahi rahmaani rahim aci kon ñu dem ci question yi waaw léegi Tapha tey dañoo gis nga am combat nga woo tund Bawol gépp woo say mbokk ba woo responsable politique yi ñu gis ni da ngaa wootee ba woo responsable politique yi bés bi moo nu toll wala adversaire bi ngay dajeel moo toll noonu. xam nga bés dañu koy fonk te man dama fonk bés te bés yu mel ni boo ciy dem da ngay ànd ak say mbokk yëpp xere la quoi doo bàyyi benn nganaay te man lam ji mel na ni kuy doog a bëre grand combat ci stade Diom bii laa bëre woon sama premier grand combat su may deuxième combat yëpp fii laa ko defee te lam ji mel na ni kuy doog a dóor te booy yi may liggéeyandoo ensemble xam nañ ci dara te balaa ngeen cee xam dara ñu egg ci bés bi incha allahu rabi. ayca Balla ayca. waa Tapha Tine. léegi ñu gis ni bëri na ay combat yoo xamante ni bëri nga ko combat jàng bëri fa ay combat yoo xamante ni sénégalais yi yëpp nangu nañ ni tu es un grand champion. waaye tey ndax xale bi ngay dajeel tey ndax xam nga ko xale bi ngay dajeel amateur yëpp nangu nañ ni xale bi ngay dajeel xeexkat la bërikat la est-ce que yaa ngi sóoraale loolu ci combat. non nothing talking about aw ma dara lu ma koy wax. I am working night and day maa ngi liggéey anytime aw ma lu may tiit ñoom ni big man yi nekk ci lamb ji man Tapha Tine maa leen daan kon aw ma benn combat bu may jaaxal aw ma dara lu ma koy wax du noonu adversaire la nag liggéey na boo yàlla may ko muy dajeeg Tapha Tine bu bés ba laay xaar incha allahu rabi aw ma dara lu ma koy wax. est-ce que yaa ngi xalaat
xeex bi ci Boy Niang ndax Tapha Tine xale bi ngay dajeel yow leer na la ni xale bu ndaw la bokkul ak ñi nga daan dajeel ci li amateur yi wax dañ ne Boy Niang numéro 2 mi ngi doog a am combat ci ay combat am waaye Tapha Tine tamit mi ngi doog a am combat est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. waaw même question bee ñëw rek. loolu laa la wax sànq. ma ne la aw ma dara lu ma koy wax quoi. combat la moom xam na ne am naa combat def ko signé ma signé ko man tam xam naa ne am naa combat maa ngi pare mu ngi pare ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey li ñu liggéey nag bu bés baa la ñu koy wane incha allahu rabi amul leneen. loolu la quoi seen combat dina am xeex yéen ñaar. non bëre door la ñu wax tey bëre simple bi yaa tout boo demee ci àll bi wala nga dem Grand Yoff yomb na quoi comprendre nga may nañu ñuy def bëre simple yëpp su may gaañ lañ xam nga mais lii bëre door la ñu wax quoi. bëre door kon xeex nga fas yéene indil sa adversaire. exemple doo bàyyi dara da ngay bëre di xeex quoi loolu la amul leneen. da ngay bëre di xeex mën nga ñu wax naka nga préparé combat bi est-ce que combat bi ni nga ko préparé ak ni nga doon préparé yeneen combat yi benn la. mooy li ma la wax sànq dama mel ni kuy doog a bëre. lan moo waral lool. ngir fonk bu ma fonk combat bi. bougé wu ma fenn lépp fii laa ko liggéey lépp lu ma am Sénégal ci place yi laa ko amee ci salle yu nekk Sénégal laa ko amee quoi amee wu ma ko feneen. sa adversaire mu mel ni combat bi da koo fonk lool ndax jóge na fi dem ba bitim réew. préparé combat bi. ci ni mu waree yow nga ne fii nga toog di préparé combat bi. waaw Sénégal yaa tout ñam naa fee ñam naa fii ni ñuy pare combat kon xam naa nu ñuy pare combat nu ñuy pare combat moom kenn dootu ko wax Tapha Tine comprendre yàggatul daal. dafa combat bi dafa mel ni da nga ko oyofal nañ. mooy li ma la wax déggoo li ma la wax xanaa. yow déggoo ma ba léegi de. akama laa dégg. dama mel ni kuy doog a bëre premier combat ni ma ko fonke woon bii moo raw. exactement. léegi yaa ngi jàkkaarloog réew mi yaa ngi jàkkaarloog Boy Niang numéro 2 man leer na ma ni mi ngi lay seetaan lan nga koy wax. dama la lakk anglais léegi yow xam naa déggoo ma ba léegi quoi. akama laa dégg ndax. exactement akama laa dégg ndax des the language the mooy speak in the world. dégg naa ko baax aw ma dara lu ma koy wax. aw ma dara lu ma koy wax. adversaire la bu ma respecté nag parce que xam naa ne champion la moom ku ma respecté la. mais le jour si laay xaar quoi incha allah ma ñëw def différence rek dem su ma yoon. non dañu bëggoon nga wax Boy Niang lan nga koy indil ne ko préparé la. non aw ma dara lu ma koy expliquer. kon yóbbante woo ko dara. aw ma dara lu ma koy yóbbante. xale bi bul fàtte ne day jàkkaarloog yow de te am na lu ma la war a wax. waaw na arbitre bi sànni bantu 30 mètres rek jóge foofu. loolu rek laa amoon lu may wax quoi. li ma waxoon du ma ci dellu ginnaaw bu ma ko nee puusal dafa war a puus. dat clear bu ma ko nee puusal dafa war a puus loolu moo jaadu. est-ce que xam nga ni xale bi ñi mu bëreel ñëpp da leen yóbbu latéral defal leen affaire. waaw mais loolu baax loolu moo baax loolu affaire am la quoi man suma affaire mooy ñëw taxaw liggéey li ma war a won ko li ma liggéey is nothing jéem a quoi. léegi lan ngay wax réew mi ak ñi lay seetaan. waaw di sant yàlla rek di ñaan ci réew mi ak dal quoi di waxaat aussi li ñuy xew gis ci stade yi nañ ko moytu di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam looloo fi nekk. bu loolu weesoo maa ngi sant képp ku fi teew maa ngi lay sant di la gërëm aussi di santaat aussi Fallou Faye maître Pape Thiam bi taxaw ñoom Bamba Fall ak ñëpp ñoom merci xam nga ñoom Mor Ngom xam nga ñoom ñëpp Diop si ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. léegi Modou Anta dafa am benn question bu mu la bëgg a posé ñu bàyyi la nga mu posé la ko après ñu bàyyi la maa lay nuyu bu baax di la siyaar dañu gis na yàgg ngaa dugg Pikine bëre fa ñoom Malaw Seras bëre fa ki nga xam mooy Abdou Diouf bëre fa Talla Gaynde bëre fa Ama Baldé mais défaite boobu aussi tamit say supporters bokk na ci loo xam ne bàyyi nañ ko seen xel nga fay duggaat jëlaat beneen xale muy Boy Niang numéro 2 est-ce que xam nga day wa combat bi te aussi tamit pare nga pour rectifier wu tàggoog say supporters ndax défaite Ama Baldé. mooy li ma la wax sànq rek Modou combat bi li mu ma jaral yéen mënu ngeen koo xam nga du ngeen ma gis yu bëri quoi. dama nekk sama ruq di liggéey. jàpp suma njàmbur parce que man xam naa ne am naa combat te respecté naa ko te combat laa am te maa ngi ciy liggéey incha allahu rabi te bu ñu demee ca bés ba incha allahu rabi yàlla dina ma may ndam man loolu laa ñaan yàlla quoi. Abou Ndour suñu doyen mi ngi nii moom nee na mu ne wàññi poids bi nga wàññi. nee na da nga wàññi poids. non yéen loolu ngeen gis quoi mais man gisuma loolu man moom damay liggéey topp sumay ay entraînement rek quoi. léegi ñu bàyyi la nga wax ak sénégalais yi wax ak lu lamb. waaw di sant yàlla comme ni ñu koy waxee daal xam nga di sant képp ku fi teew di sant mëndu lam ñëpp waaw Sakandé alias tax ci rip loolu dafa leer
barki yonent bi. lu indi Sakandé bi. waaw loolu sama géem la sama yëfi bopp la buñ cee yëgee dinaa leen ko expliquer incha allah. waxal ak réew mi wax ak say supporters. waaw. Ousseyn Wassare mu ne Boy Niang ku ko xam ne day jëli mbër danaan coppe sa tànk laxasu sa ndigg bari na adversaire yu mu ko def daan leen est-ce que yaa ngi xaar loolu sa diggante ak moom bu ne coppe sa tànk laxasu sa ndigg la cay xew. waaw man li ma liggéey laa gëm quoi du noonu li ma liggéey laa gëm moom la mu liggéey moom laa engagé quoi mais man li may liggéey laa gëm quoi. bu ñëwee xeex ak yow xeex samp jaaga xeex ak yow. bëre dóor la ñu wax Tapha Tine kenn du ko wax ci xeex wala boog leneen quoi leneen ngay wax. waaw mais mooy li ma leen wax yéen du ngeen ma dégg tout le temps combat laa am damay préparer combat xam naa nu ñuy paree combat du dégg la weesu nag weesu na quoi man li suma kanam laay xool nu mu ko lijjantee ni mu gën a gaawee. ñu baal la nga ba jot ma def différence dem suma yoon loolu la quoi amul leneen. ñu baal ngay wax waa Bawol ak waa réew mi. waaw di sant waa Bawol yëpp ku ne xam na ne tey ñoom ñëpp teew nañu fii maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp di rafetlu seen teewaay ñoom ñëpp Tapha Tine nag équipe lañ équipe ñooy liggéey ak ñoom tey bu ma fi newoon di lim ay tour day compliqué comprendre nga lii firndeel na ko tey ñoom Pape Thiam xam nga ñu ngi ñëw teew ñoom Fallou Faye suma président écrit mën naa ne Bawol gépp a fi teew quoi kon loolu sant yàlla la quoi te bu bees ba di ngeen gis lu garaaw incha allah mobilisation Pikine mobilisation bi. waaw foofu moo baax. Pikine moo baax. foofu moo baax. à domicile moom laa leen wax ma ne leen man sama fan si club bi gën a mag mu ngi buntu Pikine du ñuy jël car du ñu jël cette place dañuy dox dem quoi. buntu Pikine mooy fan Pakulamba. waaw. léegi ñu bàyyi la nga woote. waaw bu loolu weesoo nag di sant sama mbokki promoteurs yi ñoom Dieye Sène di sant aussi xam nga ñoom Assane Ndiaye tout ñoom Fallou Ndiaye comprendre nga Pape Abdou Fall ñoom Gasson ñoom xam nga promoteurs yi ne ci lamb ji ñoom Daouda xam nga di sant aussi Daouda automobile sama copain maa ngi koy gërëm wax dëgg yàlla ak ñoom Tapha Tine bu Kër Ndiaye loo ñëpp ñu ngi tey ci stade bi mais dañoo laxatu ñoom Thioune Papa Thioune Elas ñoom ñëpp. xam nga waaw ñoom Bamba ñoom di sant aussi suma fan si club bi Ilimane jël nuyoo bi teg ko ci loxo mu tegal ma ko ci waa groupe bi yëpp kon loolu leer na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal en tout cas. salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari